asalaamaaleykum mbokki Sénégal Actu asalaamaaleykum waa diaspora bi ak képp ku ñuy seetaan foo mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen nuyu di la ziar bu baax di leen dalal seen émission Actu politique tey ñu fas yéene ñëw ci beneen fànn di dalal ki nga xamante ni moom mooy Imam Mouhamadou Kanté nekkatul ku ñuy présenté nag ci mim réew Imam bu ñu amee mbégte ak bànneex di la dalal ginnaaw ba ñu la nuyoo di la dalal jàmm fii ci Sénégal Actu TV ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñuy téléspectateur alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah Seydina maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal Actu di nuyu caméraman yi nga àndal ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan jataay bi nga xam ni dinaa ko seq ak yow fii ci Point E bismillah. waaw jërëjëf tamit ñi ngi rafetlu li nga xamante ni noonu nga duggee Imam laaj bu njëkk bi Sénégal di xëy fan yi ci tiis Covid bi di yóbbu ñu bari kilifa yu bari dem ci 2020 bi Imam naka nga gisee nañu mën a jàngatee loolu ak kilifa yi nga xam dem nañ ñu kenn ku nekk ñu wala ñu si am ñoo xam relation yi ngeen seqoon ak seen dem num la noo ko jëlee. tàmbalee delloo lépp ci ndogalu borom bi subhanahu wa taala di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu la ñu lislaam jàngal mooy ni yàlla mooy joxe dund mooy joxe dee allazi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala mu dolli ci nag ne moom moo bind dee ak dund ngir nattu leen ba teqale ci seen biir ñi gën a jëf-jëf ju baax kon li am solo mooy dund bi nga fexe ba jëf ci lu baax loo xam ne mooy nekk sa yóbbal yowmal qiyaama kon di jaale ñi nga xam ne ñëpp ñàkk nañ ci seen njaboot wala seen i wëllëre wala seen i am di jàmm di leen ñaanal yërmande borom bi subhanahu wa taala yërëm leen xare leen aljanna am na ci ñenn comme ni nga ko waxee ñoo xam ne xamoon naa leen ci ay kilifa boo jëlee ku mel ne Mouhamed Bamba Ndiaye ancien ministre des affaires religieuses boo jëlee ku mel ne professeur Iba Der Thiam ak ñu bari ci ñoo xam ne faatu nañ ci fan yi ci ay kilifa ci réew mi muy ay góor muy ay jigéen wante ala kulli xaal noonu la àdduna tëddee bu dul woon Covid tamit ku nekk sa bakkan am na app bu ko yàlla bindal mooy ajal bu jotee rek da ngay faatu kullu nafsin zaa'iqatul mawt kon jullit yi xam nañ ne faatu warul bett kenn waaye ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ñi faatu mu jéggal leen yërëm leen xaral leen aljanna ñi nga xam ni feebar nañ mu defal leen shifa ñi nga xam ni feebaruñu mu sàmm leen te it ñu wàccoo ak les mesures barrières ndax fagaru aussi jàngale l'islam la li ki des ñu bàyyi ko borom bi subhanahu wa taala ñooñu nga xam ni dem nañu ni ñu war a li tubaab di wax respecter seen mémoire ginnaaw bi ñu leen ñaanalee mooy fexe ba ku nekk ci ñoom ca la mu ràññeeku woon ci loo xam ni njëriñ la ci l'intérêt général njëriñ la ci askan bi ci réew mi ci diine ak ci leneen lu mën a doon ñu fexe ba ñun ñu nekk à la hauteur maanaam nen bi bañ a toj suñu loxo. waaw Imam bu ñu jëlee diine méngale ko ak jamono mbas mi am lan lañ si war a mën a jàngatee yan misaal ci sa gis-gis. waaw mbas mi xam nga boo demee ci textul islam yi am na xadis yuy wax ne sunu yaay Aïcha mës na laaj yéen bi saa salaam ne ko mbas parce que xam nga mbas amoon na ci jamono yooyu. am na mbas bu metti bu amoon Palestine boo xam ni ci jamono Omar ibn Khattab. ñu bëri ci saxaaba yi ci lañ faatu ku mel ne Abdullah ibn Mas'ud ak ñeneen ak ñeneen. sunu yaay Aïcha mosoon na laaj yéen sa ne ko mbas lan la. mu des nag firi mbas parce que mbas ci tënk mooy feebar buy gaaw a law te di wàllante doomu aadama yi ci lu yaatu xam nga loolu la ñuy faral di wax épidémie mooy wax mbas yonent bi ne ko lu yàlla doon mbugalee la ay xeet maanaam xeet yu nekkoon ci mooy yàlla mu leen koy mbugalee bu xewee na ngeen moytu fépp foo xam ne dégg ngeen fa mbas mi kon li am solo xëy na mbugal boobu am na ñoo xam ne dañ ko jël jiital ko waaye am na werante ci wàllu nuñ ko war a déggee parce que ki nga xam ni dafa bañ a jëfe li yàlla santaane ki nga xam ni dafa weddi te ñu xamal ko li yàlla bëgg mu féttéerlu kooku yàlla mën na ko mbugal ci nu mu ko neexee moo xam ci mbas moo xam ci leneen ki nga xam ni nag jullit la te sàggane ay santaane yàlla sàggane l'islam kooku yàlla mën na ko nattoo ay feebar ak yeneen yu ni mel ba yenn sa salam dem na ba wax ne sax dégg bu la jam sax yow jullit bi mën na dindi say bàkkaar kon nañ ko jàppee daal natt boo xam ni dañ ci war a jàngatee ni nañ gën a dellu ci sunu borom subhanahu wa taala gën a dund ci kaw suuf dund boo xam ni dëppoo na ak li yàlla santaane te mooy dund boo xam ne dañ koy teg ci njub dund boo xam ni dañuy wormaalante ñun doomu aadama yi dund boo xam ni tamit dañuy saytu alam bi ni ko yàlla bindee bokk na ci mala yi gàncax gi lépp kon loo xam ni
day jaxase aalam bi posone ko ba tax lu mel nii lii mën a am yenn borom xam-xam yi ni ñu ko waxee daal ne virus bi na mu nekkee woon du lor doomu aadama mën na sax nekk ci xur yi wala ci ay mala waaye lu tax léegi muy bàyyee ko sax ci mala yi bay ñëw ci doomu aadama am na borom xam-xam écologiste yi yooyu wax ne li doomu aadama nekk di jaxase ak di yàq seeni dëkkuwaay les niches écologiques ak yooyu moo koy andi kon loolu yëpp daal ci tënk mooy nañ ko jàngatee war nañu gën a yéewanal suñu nekkin ci kaw suuf mu nekk nekkin bu rafet am na solo waaye itam ñu jubóog suñu borom subhanahu wa taala ndax bàkkaar rek mooy tax borom bi mere ñu bàkkaar fekk ñu ngi juboo ak moom di tënku ci li mu bëgg dinañ mucc ci lu bëree bëri am na solo Imam la moo tax l'islam nekk diine boo xamante ni dafa tumuranke ci Sénégal su ma ko waxee mooy fan yii la ci Kolda déggoon nañ ñi ne am na ñoo xam ne dañuy woote benn diine gu bees te gis ñu kilifay diine yi si bëri ñu si àddu te tey bu fekkoon ne ñooñu dañuy woote benn kilifa diine boo xam ne Sénégal la nekkoon ñu ne am na benn sëtam bu bees bu feeñ foofu di gis ñëpp ay jugandor Imam ki dégguñu si kenn kuy wax dégguñu si tamit ñu si mel ni yéen wala dara ngeen taxaw ñaawlu loolu dénoncé ko xeex ko mu jar bu jaree aussi ñu wàcc ci mbedd ñu wàjj ko mais loolu yëpp gisuñu ko te bu doon keneen man wax naa ci wax naa ci ay yooni yoon Sene News boo demee foofu di nga gis li ma ci wax ak sama page Facebook bind naa ci wax naa ci ay yooni yoon kon ci wàll boobu moom vraiment fii nga toog nii am na ñu fi ñëwoon ma jot cee wax léegi nag phénomène bu mel noonu tam boo seetee ba seet kenn mënu ko anticiper li ñuy wax ci tubaab maanaam mënoo fexe ba loolu du am du rek ci l'islam même boo demee ci yahudi ak nasaraan yi am na ñu fay woote lu mel noonu boo demee tey évangéliste yi wala nga dem tey en Afrique yenn pasteurs yeeg yooyu yahudi yi tamit am na ñuy woote messie donc yooyu ay fitna la yoo xam ni day am te yenn sasalam ñun wax nañu ne ba àddina di tukki dana am ñuy woote lu mel nii ba masiixu dajjaal ñëw l'antéchrist le faux messie nga xam ne nag moom mooy doon njomboxtalu fitna kon nag lu mel nii am Sénégal xam nga lu ko jiitu rek am na Zeyda boobu feeñoon na fi mi ngi noonu xam nga da nga doon wax ne kon jeex na fii lay yem mu ngi noonu am benn waay bu génn Rufisque daal ne man yonent laa léegi itam lii Kolda dans un mois tam bu mu la bett am keneen ku génn wax na El Cheikh waa jooju nekk Saint-Louis tam di wax ne mooy Mahdi mu ne 2002 lay feeñ na mooy doon Mahdi mi ngi wër di def ay tournée kon yooyu du fi jóg léegi nag c'est vrai kilifa diine yi ñoo war a gën a yëkkati kaddu gën a wax jullit yi ñu defaraat seen taxawaay prédicateurs yi oustaz yi imam yi nga xam ne ñooy ulema yi ñoom tam ñu gën a jàngat masala yu mel nii leeral ko jullit yi mais comme li may wax souvent vraiment bu ñu yaakaar ni jullit yëpp mën nañ tolloo xam-xam lu xew ñu mën koo jàngat déedéet loolu rôlu ulema yi la loolu moo tax ulema am kon borom xam-xam yi ñoo war a dimbali maas yi masala bu am nii ñu leeral ko jullit yi xam luñ ko war a jàppee man joxe naa ci position bu claire woote seytaane la woote kéefar la ku réer la jaxasoog seytaane bëgg réeral ay doomu aadama ñoo ko topp ñi ko topp nag ci village am man dama leen yërëm rek ay jigéen ak ay xale ak quelques personnes yoo xam ni daf leen ni ceebal ci la muy am rek mais koo xam ni da ngaa faatoon sa baay yaakaar naa ni boo jàppoon ne ci dëgg la nekk doo ko def koo xam ni da ngaa tabax dara naan mooy kaaba gi loolu mooy kon bàyyi leen kaaba gi bi ñu xam ci alxuraan jublu ci sa kaaba koo kéefër la waaw loolu tamit ñu taxaw di ko seetaan kilifa diine yi noppi si autorité réew mi aussi noppi si réew mi nga xam dañ ne 95% musulman xaw ma 96% musulman waaw loolu de moom xam naa nag loolu peut-être ñoom nga ko war a laaj parce que des fois tamit loolu laay wax gars yi des fois ñu ne ma imaam lu tax ngay wax lii te am na ñu la fi ëpp cër ci réew mi am na ñoo xam man leen dem leen ngeen laaj ko ñooñu mais man sama responsabilité bopp laa mën a assumer li ma xam ci l'islam bu ma gisee lu koy yàq wala lu koy dingat dinaa jël position jàmmarloo ak loolu comme masala bi ni nga ko gisee. moom léegi da nga wàññi de. léegi nag. ñeneen ñi nga xam ni ñoo war a jël seen responsabilité man mënumaa xam ni tubaab di wax je peux pas être dans la tête des autres. mënumaa xam beneen kilifa lu tax waxu ci. mënuma koo xam ñàkk a mandute la sax ma wax ci parce que su ma ci waxee ñu daal ne mi ngi nii di jéem a wax ci loo xam ne xamu ci dara wala kilifa boobu mës na cee wax wala nangam kon pour bañ a def erreur yu mel noonu kon ñoom comme ni nga toogee ak man nii kilifa yooyu boo toogee ñoom nga laaj leen lu tax waxuñ ci ñoom ñu tontul seen bopp. dama seetlu léegi depuis coowal Massalikul Jinaan ba léegi na nga xaw a tegg sa tànk quoi. pourtant non yéen ñiy suivre seen sama page ci yéen est-ce que am na benn jour bu ma dul poster dara mais quand même du tout le temps lay poster rek ci ay controverse ak ay loo xam ne day indi xuloo mais chaque jour ma posté benn yoon wala des fois sax 2 fois
je peux pas faire plus que ça am naa yeneen activités yu may def aussi damay jiite jàkka. J'ai ma vie familiale. J'ai des articles que je fais je suis consultant et cetera. kon tamit nag mënuma tous les jours rek ñu naan Imam Kanté gi ne di jàppanteeg groupe B di jàppanteeg ñële. Il est vrai que nag sama sortie boobu ma defoon ci Masalik. quand même tiré naa ci aussi ay leçons. en termes de prudence. ak en termes de wax lii. ci nangam ak waxee ko nii. ak wax ko ci jamono bii. li muy jur. ci lu positif ak lu négatif ma gam-gamle ko évaluer ko loolu yëpp tamit ci tirer leçon te foog naa ko am xel aussi. noonu nga war a doxalee donc du affaire ragal mais affaire scrupule. intellectuel et spirituel. bañ a tooñ. ak tamit nuance bi nga xam ne day am ci yenn phénomène ak seen complexité. di ci bàyyi xel loolu ci xel la bokk. dëgg la imam ñuy ñëw. ma dolli ci am na ñoo xam ne par exemple ci Facebook dañ may tooñ di wax ne imam waxal mu leer et cetera même alquran day junj. yàlla de ragalul dara yaakaar naa ragalul kenn. mais même moom day junj pour borom xel yi mën a gis. kon foofu day mel dafay xaw a jox. léeg-léeg ma junj. day xaw a borom xel yi dinañ xam. am na ñoo xam ne dinañ xam li may wax te duñ sax commenter. day xaw a jox ko Idrissa Seck ak ñoo xam ne dañuy commenter pour pousser ma à la vindicte populaire. am na ñoo xam ne ils sont malveillants. c'est-à-dire que ni su ma waxee wala bind rek li ñuy bëgg mooy nit ñi wax lu ñaaw ci sama kaw. moo tax ñu naan imaam eggal fii waxal lii. boo man tamit damay xalaat ci loolu aussi. da ngay bañ ñu ne fas yéene woon naa wala wax lii. waaw. imaam jamono yi nga xam ne gis naa ni moom dafa leer na day yàq. ci réew mi wala ci diine ci. dama koy wax mu leer nañu. waaw yi nga xam ne nag xëy na sama déggin la rek. yooyu dama ciy prudent. imaam jamono di dox àdduna di dox bañ ne ñi xalaat sax ñu ne est-ce que jotul ñu dugal ci biir enseignement yi nu ñuy jàngalee sëy ci école yi sa gis-gis. bon xëy na sama gis-gis mën na am ñu mu xaw a bett tuuti ci wàll boobu mais boo seetee par exemple fii ma nekk nii ci ITV. def naa benn émission càmbar ci diine. maa ngi ko tuddee woon santé sexuelle. un imam et un gynéco en parle. Ok. Donc c'était pour wane ni. le thème de la sexualité en tant que tel. de la santé de la reproduction nekkul thème yu tabu ci l'islam. boo demee ci alquran ay yoo xam ne boo ko déggee. dafay leer nañ ci wàllu sëy jëkkër ak jabar. ak lépp lu jëm ci wàllu boobu boo demee ci téere fiq yi. di nga fekk puberté ñu koy traité. xale bu góor ñuy traité ay mbiram di traité xale bu jigéen ay mbiram. jëkkër ak jabar alquran daf leen di traité. soit mu def ko ay métaphore wala sax mu wax directement lii ak lii yéen bi sa salaam doon nañ ko laaj ci loolu. muy tontu kon du question bu tabu. war nañ kon gën a indiwaat jàngale l'islam ci wàllu boobu kon ci principe bu. jàngale mbiru sëy islam ànd na ci. alquran jàngale na ko yéen bi sa salaam jàngale na ko ulema yi bind nañ ci. téere yu bëri fii yore naa fi benn islam et sexualité benn yore naa ko fi mu nekk nii ak yu dul jeex du xaaj donc mi ngi fi ñoom Ghazali ak ulema yi wax nañ ci lu yàgg a yàgg. kon du sujet bu tabu. parce que bu nekkee tabu rek gaañ nit ñi parce que loo xam ne nit ñi dañ koy séq buñ leen ko bàyyee ku nekk bëgg ko defee na mu ko bëggee njaaxum dina am. deuxième chose mooy que lépp loo xam ne doomu aadama da koy dund rek ci l'islam daf ko war a l'islaamal maanaam na ko defee ci cadre bu dagan ak tamit ak objectif yi nga xam ne moom la ci l'islam bëgg sinon kon dafa mel ne ay mala ñoo daje. donc sëy moom mala yi sax dañ koy def kon sëy bu nitee moom la l'islam di organiser moo tax nag mu ne na nekk diggante jëkkër ak jabar bu mu nekk diggante góor ak góor jigéen ak jigéen wala jaxasoo yooyu te it nañ ko defee ci anam boo xam ni day ànd ak worma ci anam boo xam ni day rafet kon mais nekkul sujet tabou. mais est-ce que tey école yi ni nga ko waxee noonu ñoom noonu la ñuy fas yéene pour jàngale yow sa gis-gis. voilà foofu la question bi nekk nag. mooy que tey ji boo jëlee programme UNESCO boobu. li ñu indi maintenant ci genre. ak yooyu. mais école yi ñu ngi fa doon jàngale santé de la reproduction. maa ngi livre sax ñu def ci sexe genre et société. gis nga ma ngoog moo lay wan ne maa ngi yittewoo bu baax wàll boobu. donc le problème c'est que école li ñu fa doon jàngale bu yàggul. doon nañ jàngale santé de la reproduction ci cadre SVT science de la vie de la terre ak ci cadre économie et la vie familiale mais loolu choqué wul kenn boo seetee ba seet parce que yi ñu doon jàngale yëpp yoo xam ne la nit ñi war nañ ko xam ak tam âge beeg yooyu mais boo gisee ñoom fi mu nekk nii doylootuñu module boobu ñu ça veut dire que dañu bëgg a dolli leneen mooy wane léegi nag idéologie mooy dugg nekkatul rek jàngale léegi dañu bëgg a soppi gisinu sëy parce que léegi non seulement nekkatul rek jëkkër ak jabar parce que bu njëkk ba ci module yi kenn xalaatul di wax xale yi lu dul jëkkër ak jabar mais léegi ñoom dañu bëgg commencer wane ni sëy mën na doon góor ak góor jigéen ak jigéen bu ci kanamee sax xam ñu ne nit ak mala zoophilie waaw
parce que yooyu yëpp ay droit la bu nekk en Europe. est-ce que tey nekkul weñ aussi si tàng lañ koy jubbante jamono ji ngeen war a jug taxaw yéen ñi naan xeex jamono LGBT yi ñëpp ñu ngi koy fàttaliku. waaw yi yàq mouvement yi sa mbokk yi ngeen àndal ñu ñëpp. gis nga da ngeen taxaw di seetaan ay sàmm jikko ay Jamra mais kon ñun ñu ngi doon attirer attention sénégalais yi mais loolu tam lu nekk dégg naa ko ci ak ñeneen ak ñeneen wëy dëkk bi dafa am droit dëkk bi dafa nangam naa Imam Kanté na may nit ñi seen jàmm nangam lu nekk dégg nga fi gis nga sax def nañ ma fi citation directe parce que maa ngi doon gis loolu te maa ngi ko tuddee woon agenda laa ko tuddee ma ko benn fait bu isolé moom la ñu déroulé même bi ma attaqué kooku ngeen xam dama ne dafa nekk levier wu benn agenda gis nga question bi foofu la nekkoon te même moom boo gisee affaire bi metti ko dafa xam ne fa ma laal quelque part loolu la parce que moom man am na lu ma fi coow yu ma fi amoon bañ def ma citation directe loolu damay bàyyi ñëpp ñi ko doon suivre ñi mu intéressé xam nañ donc loolu mooy wane te loolu ba ma ci presse bi tamit maa ngi fàttaliku Walfadjri benn petit déj ñëw naa ma ciblé les chancelleries ma ne leen na ngeen moytu Canada France États-Unis Hollande Oxfam bi ñu fi laalee affaire boobu gis ngeen bind seen circulaire comme bi UNESCO def nii daal na léegi lépp loo xam ni ONG la ak association boo xam ne dafa aju ci Oxfam nañu promouvoir waa LGBT yi ñu def sortie gis nga wax ci liñ ciy wax kon tentative boobu ñu jàllale bëggoon jàllale ci Oxfam ñu réagir moo tax Oxfam sursoir léegi nag ñu ngi dem dans le secteur de l'éducation ils vont passer aussi par l'économie et tout bu ci kanamee léegi nga dégg Banque mondiale daal ne ku bëgg prêt il faut nga am loi boo xam ne day autoriser loolu Côte d'Ivoire pas Côte d'Ivoire Ouganda bi seen président bi waxee ni loolu daf fay aram Banque mondiale dafa ne day suspendre les prêts lu ci yoonu Banque mondiale bu fekkee économie la moo lay ni c'est un agenda mondial Premier League gis nañ léegi capitaine bi léegi yëpp gis nga ONU seen bopp def nañ benn rappel Sénégal ne ko foo toll ci nangam dama koy lié sax aussi même les questions d'avortement yooyu yëpp noonu c'est un package léegi nag dañuy xool stratégie bi dëkk bu nekk dañuy xool fan mooy sa faiblesse fuy sa vulnérabilité ñu jaaree ko foofu donc lii UNESCO bëgg a def nii tamit tentative la boo xam ni bu fekkee nit ñi jóg nañu wan leen ni bëgguñu ko ñu sursoir duñu bàyyi de parce que lii c'est un programme boo xam ni voilà ñu sursoir bu ñu gisee ni nit ñi waxuñ wala bokk ñiy wax représenté wuñ vraiment dara lu leen tiital ñu avancé kon moo tax fi nekk nii c'est aux Sénégalais de se mobiliser non seulement ça mais en plus je me dis c'est trop facile de s'attaquer à l'UNESCO c'est une institution internationale il faut s'attaquer à nos décideurs publics même s'attaquer entre guillemets c'est pas fitna mais suñu ministre de l'éducation nationale ak suñu président mais ñoom fi mu nekk nii ñoo yore suñu tur ma ngeen baal ma ñoo yore suñu kàddu lu ñuy décider UNESCO ñoom ñoo fay dem ne valider nañ ko kon dafay yomb trop nga naan waa UNESCO pour man c'est trop facile on doit demander des comptes au ministre de l'éducation nationale et à notre président parce que ñoom ñooy valider convention yi yëpp ci salon yi interview yi taxaw di ko wax wala fas yéene ngeen taxaw ci mbedd bi wàcc comme au Sénégalais yi wàcc kay dégg naa ñu bëri ñu commencé organiser wu te man tam maa ngi suivre de près c'est sûr que imam yi dinañ ci xutba c'est sûr que dinañ woote mais daal man espérer naa ñu woote mobilisation bu rëy bu national pas seulement obélisque Dakar nangam pour que ñu xam ne question bi c'est une question extrêmement importante mooy li ñu bëgg a def ci suñu écoles yi parce que c'est des écoles du Sénégal lu ñu fiy def boo demee tey États-Unis et cetera da ngay gis ne tout ce qui est programme d'enseignement ak yooyu yëpp noonu ci écoles yi parents d'élèves yi dañ ciy am seen responsabilité et cetera kon j'espère qu'il y aura une grande mobilisation mais très pédagogique très intelligente par rapport à cet agenda LGBT bi ñu bëgg a dugal au niveau du secteur de l'éducation. mais est-ce que bu ñu ne mobilisation est-ce que am na ñu bëri ñoo xamante ne Imam Kanté dañ ñuy jël la yow bokk nga si ñi nga xamante ne ñoom ñoo tas mouvement bi nga xam ne dañ ko fi taxawaloo muy ñoo lànk nga bokkoo si ñi nga xam aar li ñu bokk nga bëgg a wax aar li ñu bokk. aar lu ñu bokk voilà aar lu ñu bokk ñu bëri ne Imam Kanté gars yi dañ kaa jënd ba finalement après ñu ne kuy boo woote daal kan jaratul ñuy dem parce que ay intérêt boppam la ciy calculer d'abord lu tax nga génnoon aar lu ñu bokk boobu. bon xam nga tam Sénégal suñ ko bëggee changer il faut que ñu moytu yenn position yu mel noonu nga xam ni li ko lal rek mooy mer man aar li nu bokk bi ma fa génnee am na ñoo xam ni li ñu wax ci sama der yëpp lenn rek la doon wane rancœur ak rancune ak revanche ndax bañ a accepter le fait que ma génn déjà loolu problème xam nga lu tax parce que déjà ça veut dire que léegi nag boo xasee ba dugg fenn amatoo droit génn kon lu ñu fa mën a def rek bul génn déjà je pense que loolu problème la en termes de liberté d'adhésion à des luttes. taxoon nga dugg fa ba nga duggee gisoo ko fa. voilà kon voilà pour man. question boobu par exemple ça a été rare ñu posé ma ko. mooy génn na mooy kan lu tax mu génn dañ koo dig dara mais kenn newul mais est-ce que tam gisul lu tax mu génn loolu question bu intéressante la. parce que xam nga du ma dof
gis ngeen li may bind di ko défendre kon war nañ wax au moins ni bon nañ ko jox un minimum de respect en se disant bon mën na am dafa gisul lu ko doy te effectivement la ma génne foofu contrairement à ce qu'on dit ay pression pouvoir c'est vrai que man utilise naa mot pression mais combat yu mel nii sama nijaay mon doyen Modignan temps yi bindul lettre ne day arrêté. waaw gis nañ ko. waaw ginnaaw bañ ko woy citation ak moom ak ginnaaw procès am ak Cheikh Omar Anne. voilà après tam famille am. waaw donc pression du ñàkk. man ba ma waxee pression rek lu tax nit ñi bëggoon jël pression boobu rek def ko ni dañ maa woo pression état bi wala sa famille. voilà ñi wax loolu lañ ko war a laaj am na ñoo xam kenn laajuma ko xoolal dama ne pression rek ñu ne politique xoolal dama ne pression rek ñu ne état bi la. président ak soxnaam xaw ma ak ñen xaw ma dégg naa ay 10 millions 20 millions nangam. donc il faut être très clair li ma nekk aar li nu bokk yëpp amul benn membre gouvernement bi boo xam ni def na ma pression wala jéem ma def pression loolu moom na clair donc la ma génnee aar li nu bokk mooy ñàkkoon a d'accord ci démarche bi ak doxalin bi ak yoo xam ni aussi par respect ci loo xam ni dama cee nekkoon génn ci du ma fi nekkaat di ko étaler parce que non seulement day indi beneen polémique mais en plus pour man comme génn naa fa am na yoo xam ni c'était interne donc on le faisait à l'interne may wane sama désaccord ba ànd benn moment donné léegi nag ma wane leen ne bokkatuma parce que léegi je ne peux plus continuer ci démarche bi ngeen tëral ci laa génne il faut aussi se dire une chose c'est que ñoom dañ maa woowoon donc le premier groupe dañ ma woowoon parce que gisoon nañ sama engagement citoyen donc du wutuma foon dara bu fekkoon damay wut dara man sa bopp maay njëkk a woote wala ma dem fa ne leen maa ngi nii mais dañ ma woo ma ñëw liggéey ak ñoom au départ ça se passait très bien mais après pour man c'est les querelles politiques mooy est-ce que affaire bi c'est un mouvement citoyen wala politique wala mix bu dee mix la tamit kan mooy garder leadership bi ak tamit représentant parti politique bi ñëwee leadership beeg siisante beeg seen première manifestation yooyu man bokk na ci li ma découragé seen première manifestation dafa am réussite loolu xawoon tiital état bi ñu jékki-jékki yaakaar ne fi ngeen waree amee doole nga rocceeku la te moo xawoon a ñaawal xelul nit ñi waaw c'est vrai parce que man dama jàpp ne bi may rocceeku gis naa ni boobu jot na ma rocceeku parce que boobu toll nañ foo xam ni leeral naa plusieurs fois que ni d'accorduma ci démarche bi d'accorduma ci ni ñuy doxalee d'accorduma ci niñ koy defee et cetera par exemple ma jox la benn exemple boo xam ni bi ñu nee par exemple dañuy def rassemblement état bi ñu da koy interdire man leen par exemple d'accorduma ñu def forcing eggagul foofu mu nekk nii nañ construire un mouvement citoyen national sur les ressources naturelles sur la bonne gouvernance nañ liggéey même s'il le faut 3 mois nañ liggéey sur ay antennes dans les capitales régionales par exemple am na ñoo xam ne ils étaient pressés pour ñoom il fallait mettre la pression tout de suite à Dakar donc xam nga yooyu par exemple ay division interne la ak tamit waaw même ni ñuy financer mouvement bi am na man par exemple forme de partenariat yoo xam ni man d'accord ma ci woon pour ba ñu influencer mouvement bi même sax lieu de réunion par exemple am na moment donné ñu wax nañu réunion ci benn siège parti man leen d'accord ma ci parce que day colorer politiquement sénégalais yi nga xam ne ñoom dañu neutre te bëgg mouvement citoyen bu gisee loolu dañuy jàpp ne parti boobu moo ñu caporaliser am ñeneen ñoo xam ne dañu gisoon ne je suis trop méfiant par rapport au parti politique donc pour te dire que affaire bu sérieux la mais en général na ngeen seetlu kenn jéemuma laaj comme yow nii kenn jéemuma laaj affaire yooyu génn na dañ ko bëggoon jënd ba loolu baaxul ñaaw njort boobu day décourager nit ñi te day indi fu ñu duggee rek bëgg a liggéey rek ñi bëgg a yàq liggéey bi xam nañ ak état d'esprit sénégalais il suffit ñu ne kii dañ ko jënd rek pour yàq liggéey bi loolu il faut ñu def ci attention mais est-ce que imam pare nga mais pour fu nekk naa jomm naa ñu may jënd fi mu toll dëgg xam nga balaa nga naan naam ne fa est-ce que imam tey pare nga pour créer benn mouvement wala organisation boo xam day tax day gën a légitimiser say combat parce que tamit xeex nii rek imam amul lenn lu mu créer wala loo xamante ne loo xam di nga ànd ak ñi nga xam yéen a bokk gis-gis comme ça seen xeex mën a gën a am légitimité ngeen dem ba au niveau du ministère de l'intérieur ñu reconnaître leen nga xamante lépp lu ngeen teg du ngeen ci xaar kenn pour mën a langu ci ginnaawam. dëgg la ñu bëri wax nañ ma loolu ñu bëri nee nañ ma bon genre combat solitaire bi nii am na limite ce qui est vrai. am na limite man en général li may def mooy man sama bopp di identifier ay enjeux yoo xam ni ci wàllu diine wala ci askan bi wala valeurs yi et cetera ci monde bi ma ciy bind di ci wax ak tamit di jàppale ñi nga xam ni ay kuréel yoo xam ni. gis naa ne ñu ngi xeex ci xeex boo xam ni li tubaab di wax am na légitimité am na ñoo xam ne nañ ma nag effectivement loolu am na ay limites c'est vrai donc maa ngi ciy xalaat nii et je pense que du ñàkk day am ay conditions yoo xam ni mooy daje rek ba tax ma ne léegi jot na ma mettre en place ak ñoo xam ni man ak ñoom ñoo bokk déggin ci yooyu xew ñu mettre en place quelque chose yombul nag parce que déggoo ci dara yombul ni ko nit ñi foogee yombul parce que
masala yi dafa bari. ba pare ku nekk ak sa jaar-jaar ak sa déggin. am na ñoo xam ne le fait que ma nekk imam rek mën na leen gêner pour ñoom comme imam la affaire diine la am na ñoo xam ni imam la kon comprendre. parce que ñu bëri ba ñu la gisee di la suivre aussi dañoo yaakaar ni am nañ beneen Cheikh Abdoulaye Dièye bu ñëw am nañ aussi beneen imam Mbaye Niang bu ñëw. waaw sa combat la moo uti. waaw wala sax imam Dicko Mali bi mu. waaw imam Dicko voilà. bon pour man. loolu dama ciy sant yàlla. parce que bu fekkoon dañu ne lu bon la. ñu xalaat ma ci kon njaaxum am na. kon bu fekkee ni dañu xalaat ne benn imam la bu mën a porter. benn combat d'intérêt général. kon man maa ngi sant yàlla. ci ba ma suturaale ba nit ñi am rafet njort ci man. léegi nag en même temps aussi c'est pas parce que nit ñi dañ may xaar fii rek. ma feeñ foofu. mais pour man loolu dama koy téye quand même. comme un acquis moral et spirituel très important. ba pare di gërëm di remercier ñoon ci confiance bi. léegi nag incha allahu taala di leen wax ni bu ñu yàkkamti dara. xoolal Sénégal fi mu toll nii tey xoolal diil yi ni gars yi di wax diil yeeg nangam. maa ngi koy suivre di xool donc man tam maa ngi xool fan laay teg sama tànk. parce que c'est glissant sa dëkk bi dëkk bu doy waar la. suñu dëkk bi suñu dëkk bi dafa ratax. voilà donc aussi parax noonu. daanu jël ba nga jógaat pour gars yi joxaat loxo nga jóg du yomba. duñ la baal dara donc fi mu nekk nii voilà. donc je suis prudent. mais je reste très très engagé sur les questions d'intérêt national ci réew mi. imam l'émission tire à sa fin imam ñi ngi jeexal année 2020 yan fee ñu la ci gën a marqué buñ ko xoolee ci wàllum politique. ci wàllu politique nga wax. waaw ci wàllu politique li ma gën a marqué mooy dafa mel ni fi mu nekk nii léegi homme de conviction politique ak femme de conviction politique. daanaka léegi raar na ci réew mi. loolu léegi marqué na ma d'ailleurs kii génn àddina ni Idrissa Diallo boobu yàlla na ko yàlla yërëm. pour man ci raar yi nga xam ni ils sont restés constants. ci conviction te yàlla xam na ni bu waroon Khalifa Sall léegi. mu nekk PCA de quelque chose wala kii du dëgg. c'est sûr vraiment. il est resté pour quelqu'un qui a perdu ses 3 enfants ci bateau le Joola. il est resté constant. ñu mel noonu léegi daf fi raar. léegi na nga seetlu. ñu bëri soit dañuy wax pour ñu jënd leen. wala dañuy wax pour buzz. wala ñuy fayu. ndax dañ leen joxul liñ bëgg. wala buzz et cetera mais ñi combattre. pour l'intérêt général wala ñu nangu lu ñu yoroon. voilà ok mu ngoog il faut se méfier de ces gens ñi nga xam ne dañoo nangu dara rek ñu commencé nag naan dëkk bi teguwul ci yoon ñi ngi doog gis loolu. waaw kon nag il faut se méfier de ces gens là donc pour man vraiment engagement purement politique. pour l'intérêt général daanaka léegi mi ngi bëgg a jeex ci réew mi. donte woon nag am na ay benn yoo xam ne ñu ngi ci góorgóorlu. li nga gis ni actuellement mu xew. mooy fi mu nekk nii daanaka mën nga wax ni. président de la république bi fi nekk daanaka fi mu nekk nii presque récupéré na. kàngfoore yi. ci wàllu politique soit ñii fekk si nañ ko. soit ñii noppi nañu. soit ñii ñu ngi koy waaj a fekk ji xëy na dañoo jubagul ci condition yi ñu koy fekk ji. donc pour man je trouve que loolu c'est triste. c'est triste vraiment engagement politique dafa war a nekk lu constant. ba pare tam nekk conviction. nekk pour l'intérêt général mais pas pour say poste. wala pour xeex benn waay wala pour xeex ñu jox la dara. donc loolu moom jaaxal na ma trop ci réew mi mais nag. j'appelle la jeunesse. à prendre ses responsabilités. boo gisee tey classe politique bi fi nekk nii depuis Senghor ñoo fi nekk boo seetee ba seet à part quelques personnes. depuis 1960 presque ñoo fi nekk. léegi jeunes yi c'est à eux de s'engager politiquement pour que l'avenir du Sénégal. mais jeunes yi kat teg nañ fi kenn koo xamante ne aussi il est né après l'indépendance te lu yàlla xam doy na. waaw mais politique moo demee noonu bu ñu tàyyi. c'est-à-dire que nañ jëlaat seen engagement rek. kooku ñu fi teg. moomul seen carte. noo gisee moomul constitution bi moomul élection yi. noo gisee taxawaayu Ousmane Sonko parce que ñu bëri na leen tey jii moom mooy seul opposant ci réew mi. bon du ma ni seul opposant mais. combat bi voilà du ma ni seul opposant. Thierno Alassane Sall. ñoom Abdou Mbaye ñëpp nag mën nga xalaat li ngay xalaat ci ñoom. mais quand même demuñu fekki pouvoir bi tey ñu ngi critiquer. donc pour man ñooñu quand même opposant lañ. maintenant la Diallo. Mamadou Lamine Diallo. ak ñeneen ñoo mais quand même il faut reconnaître que Sonko. am na base. bu yaatu surtout au niveau des jeunes. au niveau de la diaspora aussi ñu ma tudd ñëpp noonu amuñu ak diaspora. donc ça c'est un acquis boo xam ni Sonko daf ko war a defar. di ko defar muy màgg di màgg. ba bu ñu demee ba nga xam ni fekkee on est dans un pays civilisé. bu ñu demee ba nga xam ni dañu war a laaj maintenant tabb. ay élections nga am mbooloo boo xam ne dana la may li nga bëgg. donc et je suis très content que mu am benn jeune boo xam ne day focaliser ay jeunes autour de lui. parce que mooy li ma la wax ce pays là appartient aux jeunes. pétrole bi ñuy waaj exploiter yëpp nii. mais écoute c'est pour les jeunes
mbëkk mi ak yëpp nii. ñan ñoo fay faatu c'est les jeunes. donc il faut que les jeunes s'engagent les élections locales yi di war a ñëw. ak législatives yi mais su jeunes yi toogee fii rek non ñu noon comprend pas kenn xamul nu mu demee man daal visa lay xaar. et cetera wala sama nijaay nekk ministre jox ma dara. bu fekkee loolu la écoute ça va continuer. Et maintenant, les jeunes ont la possibilité de changer ce pays-là. Nañ ko def par les élections législatives et locales. xoolal fi nekk ni Assemblée nationale. xoolal ni mel. mais c'est parce que y a pas beaucoup de jeunes intellectuels engagés yu fa nekk. yoo xam ni ministre bu ñëw mën nañ leen di duut baaraam ne dossier bi warul demee nii. mais suñu bàyyee ñeneen dem fa. gis nga local yi tamit mais les jeunes doivent s'engager dem nekk ay élus locaux. dans les mairies. mais doo toog fi bàyyi gars yi rek nga naan ñu ngi foofu di lekk foncier bi di séddaloo foncier bi demal. dugg ci biir commission yi casse ay affaire def ay conférence de presse et cetera donc les jeunes n'ont qu'à s'engager et éviter le fatalisme quoi. avenir u Idrissa Seck ci politique. yàlla rek xam mais daal man bon jàpp ma ni. moom Idrissa Seck ni muy doxalee. c'est pas un problème de personne parce que bokkuñ sax ay niveau moom niveau politique bi mu nekk ak man li may waxee. moi je suis un citoyen engagé. il pense qu'il a des responsabilités qu'il va être président nangam. mais mais mënuñu tere quand même tamit ñu analyser observer. exactement nu muy doxalee foofu laa la soxla. comme ni moo koy defee ci président Macky Sall laa koy defee ci moom. foofu laa la soxla. effectivement man ngaa convaincre ma benn yoon. ci constance ak conviction. ak éthique politique. bi may xaar ci un homme politique ou une femme politique. am na solo mu nekkoon waxtaan bi nga xamante ne moom la ñu seqoon na kii di Imam Kanté fii si Actu Politique seen émission bi nga xamante ni moom la ñuy amal fii ci Sénégal Actu TV Imam ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñu doon seetaan. waaw Seydina maa ngi lay féliciter di la sargal di gis seen liggéey maa ngi gis seen liggéey vraiment Sénégal maa ngi gis presque yéen dara du leen échapper à la minute près damay gis seen envoi yi. vraiment loolu c'est important te daf ñuy alimenter xaw ma yëg ngeen ko ngeen ñàkk ko yëg ñun ñi nekk. ça nous alimente parce que tu peux pas être tout le temps dans donc man chaque fois ma ko gaaw xool Sénégal Actu ma gaaw xool tak ma ne bon kon léegi lii moo xew donc c'est important kon yàlla na ni yàlla defal tawfiq ak jeunes yi nga àndal tamit merci beaucoup voilà tout ça dans l'intérêt du Sénégal voilà merci beaucoup je vous remercie à la prochaine fois je reste à votre disposition voilà jërëjëf nii nga ñu ko waxee woon heure bu ñu la soxlaa rek daal di lay jot mu nekkoon mbokk yi seen émission Actu Politique fii ci Sénégal Actu TV di leen gërëm di leen sant di profiter aussi si année bi gëm naa ni aussi bokk na ci émission yi nga xam moom mooy mujj ci at bi di leen ñaanal atum jàmm 2021 ñu dugg si lépp li nga xamante ni musiba loolu ak balaa bu ñu toppoon ci 2020 bi yàlla suñu borom yamale ko ci 31 décembre 2021 nekk atum naataange atum xéwal wér-gu-yaram Imaam nga xam moom lañ fi dalaloon tey yàlla may ko wér-gu-yaram ak gudd fan ak wér ba ay ambition lépp li nga xam bëgg na ko ci réew mi muy lu baax te mu jik askan wi tamit yàlla oyofal la ko ñu bàyyi la sax ñu joxal la parole nga souhaité nit ñi auditeurs yi yëpp ñi seetaan téléspectateurs yi bonne heureuse année. waaw yal nañu yàlla defal tawfiq ñu jàll année 2020 bi dem ci 2021 te yàlla defal ñu xéewal lépp loo xam ne ay jafe-jafe la woon nekk suñu ginnaaw lépp loo xam ne ay xéewal la wér ak tal ak waxtaani réew mi nekk loo xam ne daal moom moo nekk suñu kanam incha allahu taala. voilà jërëjëf.